ni ko sëriñ bi mu ne ko am mu ne ko ku amatul foo wéeru ba max la yomb waaw ku amatul foo wéeru ba max la yomb moo tax nag kuy wéeru lu ci borom wayi wax day seeti borom gannaaw dayo ya moo tax doo wéeru ci n'importe où wala ci n'importe qui ku nekk seetal ku la attan bay wéeru nga wéeru ci moom et puis c'est tout kon nag tilkum hiyal kalimaat nag boo ay doxalin la dafa doon suñu réew yi ñetti yëf moo fi ne benn bi mooy bi ñuy laata tuub ci diine maam lañ nekkoon te ba tey bi diine islaam ñëwee dañ koo def diine ay maam diw maam diw maam diw maam diw fa mu tëdd maam diw lu ñuy siyaara maam diw la waxoon ba tey ñu ngi ci maamisme boobu nga xam ne mooy li tubaab di wax culte des ancêtres waaw ko loolu mooy ibadatul islaaf ñu ngi ci nag dañ ko tudd islam mais li ëpp ci la ñuy def ay maam rek la ñuy jaamu yàlla ay maam rek la ñuy doxal waaw kooku benn bi la bi ci des itam bëri na fi loo xam ne bi maanaam l'islam yàggu fi l'islam Sénégal amagu fi ñaar téeméeri at doo fi gis benn jumaa wala jàkka boo am ñaar téeméeri at Sénégal ba mu daj wëral nag doo fi gis maintenant mag mu ñuy tudd itam ci mag l'islam yàgg yi la tam am fi lu ëpp ñaar téeméeri at doo ko gis ba Sénégal daj jamono jooju nag dafa dajeeg itam chrétiens yi di fi door dugg ca Ndar bi mu ko defee nag ñu jóg di leen roy nañ leen ci gàmmu yi ci nit ñi defee Noël même jumaa ji fi jëkk a taxaw ci Sénégal tey ji fi mag ci jumaa yépp jumaa ji église la muy jumaay Ndar ja boo demee am na jóolooli tubaab yee ko tabax xaalis tubaab ñoo ko tabax ñoom ñoo ko tabax jubalee ko nam leen neex jël ko def ca jóolooli comme église mooy jumaay Ndar ji rek amul beneen ba tey ñu ngi cey julli jóolooli baa nga ca boo paree léegi mën naa laa génneel ci sama iPad jumaa ji yow nga foto ko suuf li mu woon ne hey mbokki jullit ñi bu leen jeng tegee leen ci yoon bi lu mu ci teg dusturuna nahnu kitaabullahi man jaana bi gayrihi falahi ñun sunu constitution mooy téereb yàlla lii la si Abdoul Aziz Sy wëyoon keneen ku ñu andil leneen ay fola ma ne kon président ñu ngi lay fàttali waxi si Abdoul Aziz Sy jooju diina jooja lañ soxla ñun diina jooja mag ñooña soxla woon ñun moom lañ soxla diina ju bees jii nag nga xam ne moom la fi France bàyyi ñu di ko wéyal jooju lañ soxla wut jooju lañ war a tegaat ci kaw taabal ji waxtaanee ko seet nuñ koy def bàyyi nit ñi ak seen pas-pas la ko si Abdoul Aziz tegoon lan la tamassaku bihi wala tugayiru ahkamahu bihi alquluba tahiru mooy leen ci lii leen seen bor si war a jox bu leen nangu mukk ku leen soppil atte bi kon mag ña bañoon nañ tey lañ gën a bañ ñu nitam yal nañu yàlla delloo ci xasiratul islam kon soppay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam weeru gàmm ngi nii ñu ngi woo sunu bopp di leen woo ñëw leen ñu dëggal sunu sofeel ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nañ koy dëggalee nag du leen lu dul topp ko in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni topp ko ci système yi yëpp nag ci barab yi yëpp nag ci naka la ñuy sampeek njaboot ci naka la ñuy doxal waaye kuy def lu baax loolu te yàgg nañ ko fee gis man maa ne man Baye Mbaye Niass xaw ma lan de waaye dinaa jàppale Marième Faye ba jëkkëram gàññe beneen buy ñëw nag ku ci mën a doon kuy ñëw beneen président bu ñëw man laajuma ko dërëm ba ma juddoo ba léegi xaw ma ministère xaw ma député xaw ma kenn musuma dugg ci benn bureau te soxlawuma ci dërëm waaye jëf ju baax gi ma defal ndaw soosu ma taxawoon ne sama bakkan ne su ma toogoon benn seconde gis ko mu dund rek ba wér man ma dee sant naa yàlla far yàlla may ma Marième def loolu dinaa ko jàppale te ñu ngi ñaan yàlla président mu ñëwaat nekkaat toog ci réew mi ca moo fi gën de ma di nag tooñu ma bëgg naa nga nekk président ndax yow suñu nawle suñu dañ la naw waaye dama ne politique bu ma de mais président moo fi gën parce que amaguñ benn opposition te ñi fi nekkoon ñëpp nekk nañ ci nguur te ba ñuy nekk di liggéey ak moom kenn nga la woon nañ delloo suñu xel yi wasalaam. kan ngeen gisatu ci ministère yi ana ban maire ngeen daan ngeen demal lii la ñuy dund tey kuy xataraayu bu ma falo boppam la falul de
poosam ak i mbokkam poosi soxnaam ak ay mbokki soxnaam jeex na takk. Modibo Keïta homme d'état la woon ba muy faatu 300 000 la bàyyi ci comptam juróom-benn fukk junni 300 000 la Modibo Keïta bàyyi ci comptam tey ministre boo gis mi ngi garder ay milliards ay 100 millions di dawal oto boo xam ne passé na 50 millions. kon bu ngeen xeexee pour ñoom seen dëkk naqadi bu ngeen xuloo ngir ñoom dem nañ dootu ñëwati xanaa campagne nekkaat campagne législative campagne ah waaw lii rek ngeen gisaat leen bu ñu leen utiliser ba ñu pare ñu sànniwaat leen ñu jaar ci seen sëriñ daal di leen jënd si sëriñ si la ñuy jaay ñu jaay taalibe sëriñ bi du la ko jox doomam lay tabaxal kër sëriñ bi du la ko jox doomam lay takkal soxna sëriñ bi du la ko jox moom la ñuy may kër Dakar muy bàggante gisatoo benn sëriñ ci jàkka yi benn sëriñ jiitatul juma ñépp ñu ngi ci kër yi boo lekkee lu lewul say cër day na yàcc doo mën a jaamu yàlla déedéet da ngay wuti élimaan kay muy jiite juma waaye ne moom sëriñ bee nekk ci kaw minbar bi di jiite di xutba déedéet du ko def moom parce que cër yi nangootul li mu lekk lewul kon yàlla seexlu na cëram yi. Qui est clair. Deuxièmement, ayyuha al-ahbab, message à ceux qui prétendent fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Nous disons, est-ce que la meilleure des créatures sur la surface de la terre a fêté son propre anniversaire, Mohammed alayhi salatu wassalam? Aucune preuve, bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants, aucune preuve est apportée, même faible, même daïf, que le prophète a fêté son propre anniversaire. Certains vont dire, oui, mais c'était son anniversaire, donc peut-être qu'il n'a pas voulu. Khalas, on passe aux compagnons. Abu Bakr, la meilleure des créatures à l'unanimité des savants sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes, et après bien sûr Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, pendant son règne, alors qu'il avait le khilafa, est-ce qu'il a fêté une fois l'anniversaire du prophète? Jamais, à l'unanimité des savants. Ensuite Omar, Amir al-Mu'minin, est venu. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais fait. Uthman, il l'a jamais fait. Ali, il l'a jamais fait. Hassan, pendant 6 mois, il l'a jamais fait. Muawiyah, qui est venu après, qui a pris le khilafa, jamais fait. Bi-ijma'il ulama, à l'unanimité des savants. Continuons. Le siècle qui a suivi. L'autre siècle qui a suivi, il n'y a personne parmi les salafs, les ancêtres pieux, qui ont fêté l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, qui a fêté l'anniversaire du prophète? Qui a ramené cette innovation? Ça, c'est un message encore à ceux qui disent, j'aime le prophète, je suis sa sunna. Bah, sache que tu es en train de suivre, car la sunna, l'ouratan, au point de vue de la langue, ça veut dire faire, ou plutôt suivre un chemin. Suivre un chemin, tu as suivi le chemin de qui? Des chiites. jumaa ji yow nga foto ko suuf li mu woon ko baaxee ko ñi nga xam ne xamuñ loolu jumaa ji fi mag jóolóoli la am dégg nga ko ñu gis ne guddik Noël gi ñu ne ci la yonte la Isa juddu te ñoom ñu ne doomu yàlla la dañu fanaanu yuyu di yaaya taal ay lamp def ay mbaar def ay bernde ba tey ñi ngi leen di roy ci loolu booy see même ni ñuy doxee def ay kii di def ay procession loolu yépp ci foofu lañ ko royee maanaam amul benn réew ci l'islam boo xam ne da ngay dem fekk ñu toog góor ki jigéen ñu nekk di yooyu bu bër set amul benn réew ci réew l'islam ba 1,5 milliard bi jeex 1,5 milliard bi day jeex te doo ci gis loolu fii lañ ko sose Sénégal liñ sos dugal ko ci diine ji dafa bëri te loolu tax ñàkk xam-xam amul nag ñu ne la yaa mag buñ la ne yaa mag te loo wax noonu la mais li ngay wax rek ngay xam li nga xamul mënoo ko wax te mooy l'islam mënoo ko wax alquran mënoo ko wax hadis mënoo ko wax leneen mënoo ko wax ndax buñ jiitalee ak mag rek jiital na ñàkk xam-xam am xam-xam moom du seet ki mag ki ëpp xam-xam lay seet waaw loolu nga wax moo jur lii société bi li muy refléter mooy loolu mooy xam nañ ne ay borom xam-xam newuñu fi jiitewuñ ay mag ñoo fi jiite te mag ña xamut mag mu xamut fa mu jëmale nit ñi mooy ci ak réer loolu rekk la lii ngay wax nii ñi ñu wax ne ñooy mag ñi ci réew ñi di ay xalifa général donte le xalifa caporal sax amu fi ndax kenn nangu koo nekk waaw doo dégg kenn ku ci wax ñoom duñu wax ci loolu waaye dinañu wax ci daayira yeeg addiye yeeg nangam jiñ dajale yoon yooyu la ñuy wax waaw duñ ci wax parce que du seen intérêt sëriñ bi buñ leen yaa fi mag
te alal ji yow lañ koy indil te loo wax noonu la mais mooy dégluwuñ yàlla sëriñ bi bu ñu yoroon wax ji mag ñi la ñuy déglu bu ñi fi mag buñ dee ñu seet ña fa mag seen gannaaw ñu ne leen yéen la affaire yi magocratie la diine magocratie ci lañ nekk. dama ne li ma wax daal lu leer nañ ñi la te xam nga man mii wax maa ngi ci biir man mii di wax maa ngi ci biir jëwuma kenn. yëkkati 5 millions jox ma ne ma gàmmu dafa métti de jël ko nga defee ko sa préparation yi. li fekk na li première dame soxna président Macky Sall man sama xarit la xam nga man bokkuma gaa yi nga mu yoo naan way politique gu ma ñi ay yambar lañ rek. kay tuxa ngay tux kay naana ngay naan ñay saaga ndey ngay saaga ca mbedd ma nga ne yow li nga bëgg a wax doo ko wax nit ñi ñooy ñan moo nañ ko. nguuru Macky nag dañoo ñëw di naxanteeg ñun Macky daal lu ma la mën a wax wallahi taaliba bàyyi danañ ko noonoo ba faw te ñoo moom suñu ñaan danañ ko téye te képp kuy taaliba bàyyi na nga xam ne bu ko ñaanala ci dara ci lu baax. ñëw na wala ñëwul. waaw yow mu toog ba deree mama mu ne dafa am conférence bu muy dem xawma wala daje bu ñuy dem Guinée waaye yow ñun tamit yow ñun ñu nekkul président duñ dof toog nañ ci bàyyi école président da nga am sa programme xamoon nga ne da nga war a dem waaye kër bàyyi nga bëgg a tuutil ñun tuuti wuñu ku ñu bëgg a tuutil yow yaay tuuti avec respect nag président ñu lay respecté bu baax waaye soo ñu bëggee tuutil yow yaay tuuti waaye ñun mënuñoo tuuti gis nga dëkk bi fii na nga xam ne mu neex mu naqari ñun ñoo ko moomal suñu bopp te man mii di wax ak yow dama cee am kàddu gu rëy am kàddu goo xam ne fu ma wax nit ñi déglu ma mboolem taaliba Baay parce que xam nañ lu ma leen di jëriñ xam nañ ne lu may jëriñ Cheikh Ibrahima Niass kon Macky dafa toog bëgg ñoo saboter pourtant dem na ci kër diine yëpp de def na fa luñ fa deful waaye nee na kër Baay Niass ñooy mbalit yi ñun nangu nañ ko ndax Cheikh Ibrahima Niass am na lu mu waxoon nee na lépp lu ñuy séddale ci nguur man Cheikh Ibrahima Niass mun naa cee néewle waaye lépp lu ñuy séddale ci yàlla ku ma séddul doo am moo tax am nañ yàlla te loolu yëpp am nañ ko kon Macky na xam ni kër Baay Niass kenn bëgg ko fi te dootuñ ko bëggati na xam loolu. kenn ŋàññul Serigne Touba kenn ŋàññul El Hadj Malick kenn ŋàññul Baye Niass kenn ŋàññul Boukounta Niassane parce que ñoom amuñu lu ñuy ŋàññ ci ñoom seen taxawaay ak seen doxin ak seen waxin dafa teggu ci sunna teggu ci charia kenn mënu leen jam mais seeni ay jaboot seeni ay sëtaat mais ay nit lañu yoo xam ne mën nañoo juum comme tout le monde damay wax ne Sénégal le grand problème du Sénégal dañoo jàpp ni képp kuy sëtu sëriñ la lii mooy le grand problème du Sénégal te problème bi problème bu grave la wilaya c'est pas héréditaire il faut qu'on se mette ça dans la tête surtout médecins yi anañu surtout pilote d'avion yi anañu surtout président yi anañu ana surtout cardiologue yi n'est-ce pas ñun ñëpp seen sët ñu ngi fi waaye ñun ñëpp am nañu yàqinte xam nañu ni ah sët bi li maam bi nekkul sët bi sëriñ du sant sëriñ du askan sëriñ du ay yére sëriñ du ay mbaxane sëriñ benn état la sëriñ kenn ku ragal yàlla la gën la koo ragal xeex ak bakkanam bëreeg moom ba daan ko jàng am xam-xam mat rafetal sant bu mu mënti am nag na sant Diakhoumpa na sant Mendy na sant Pereira na sant Carvalho na sant Dupont wala Gomez sant wu sant dañ koy nangu ni kii sëriñ la mat na ko n'est-ce pas kii mat na ko sëriñ la bu waxee jàngal la bu jëfee delloo la ci yàlla n'est-ce pas soo ko xoolee état am sa xaalam rek daf lay jës bu delloo la ci yàlla kooku sëriñ la attention kon Sénégal attention léegi nag Sénégal dafa am njabootu sëriñ si li may wax nii je parle de Tivaouane je parle de Kaolack Medina Baye je parle de Touba je parle de tout le monde hein
dafa am njabootu sëriñ si ñi nga xam ne c'est des acteurs politiques c'est ay discours kon war nañ ci def benn distinguo dans le discours lan mooy discours bi nga xam ne c'est le religieux qui parle ndax dañoo yor ay manteau dañoo yor ay ñaar ñetti manteau gis naa ñu si créé parti politique nga xam ne ñooy responsable parti politique bu ñu créé donc su boobaa kon sëriñ bi kon est un homme politique n'est-ce pas et parti politique li ma si gën a métti si xaw a créé parti politique ci biir kuréel yi ma wax ni ci biir kër diine yi n'est-ce pas parti politique bu ñu créé sax jëlul ambition teg fi charia donc n'est-ce pas jëlul ambition teg fi charia nga xam ni kon y a problème n'est-ce pas donc sëriñ bi muy dund la am chance waaye bu dee amul chance benn nanguwuñu ne dafa dee dafa làqu lañu wax nan la ñàkkee chance sëriñ ku ñu néew a koy ñaanal njéggal yàlla na yàlla yokki leeram rek lay dégg xanaa balaa dara leer ñu jéggal buñ ne Seyduna Muhammad lay wax sallallahu alayhi wa sallam la mu tekki salla yàlla na ko yàlla doolee jéggal allahu yow yàlla lañ koy ñaan alayhi ci moom rasulullah wasallamu ta nga musal ko ani fuñ ñaanale Seyduna Muhammad leer dégg nga ko sëñ bi moom yàlla na yàlla yokk leeram loo ci teg te taas ma ci barkeem boo taasoo ci barke koo xam amagul njéggalal yàlla bu ami njër nangoo foo jëm tey yuy naxaate di wut ay jaam yu ay jën yoo napp di woote sama baay nee na doy na sama baay nee na sama yaay nee na sama maam dafa doy sëkk en plein 21e siècle noonu les jeunes ñu ko créé jeunes yeewu leen ñi ko xari boo feebaree doo ko gis boo jaaxlee doo ko gis bu sa yaay deewee doo ko gis boo epop doo ko gis bu gouvernement bi waxee teg def toor nu ànd ak ñoom lépp luy contre bu nit sàccee nu protéger ko bu nit wedde yàlla du protéger ko bu nit saaga yonent du noppi bu nit saaga yàlla du noppi te ko tudd seen maam yi bëgg dee foofu ku fa seenu diine doo ko fekk